salaamaaleykum téléspectateurs Prestige TV salaamaaleykum chers internautes yéen ñi ñuy bàyyi xel ci seen application via Play Store wala via Apple Store kontaanati di ànd ak yéen ci seen émission aar la nag comme ça su ne ni muy demee di dem seeti sculpteurs yi di dem seeti maanaam yettkat yi di dem seeti musiciens yi di dem seeti maison de production yi aussi tamit di dem seeti lépp loo xam ne rek tënk nañ ko ci aar comme aar dafa yaatu tey aar dem nag dugg ci benn nit koo xam ne kenn dootu ko présenté ci diwaanu àdduna kenn dootu ko présenté ci diwaanu Thiès kaay di doomu Thiès di doomu réew mi macha allah doon nit koo xam ne macha allah kuy lim fu baax nit rek dinañ ko fa lim tey jii mu tudd NJ Ndaga Ndiéguène macha allah turam dëgg di Madické Ndaga Ndiéguène ñu gën koo xam ci NJ tey ñu dalal ko Cécile nag ki mu dalal tey xam na ko Cécile tey ki mu dalal léppam la Cécile tey ki mu dalal macha allah bu dee lii may def nii moo tax ma koy def macha allah moo tax tey émission bi nar naa ala doome NJ nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay Cécile di nuyu sa mbokku téléspectateurs yi seetaan Prestige TV di nuyu le président monsieur Pape Doumbia di sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sunu yaay yàlla seral ay yaxam bu baax xare fi àjjana ak sama maam Adja Oumy Diop di nuyu tamit sunu sëriñ Mouniru Ndiéguène macha allah Ndiéguène maam As nga xam te ni tey mooy sunu wasila mooy sunu lépp di nuyu tamit sama sëriñ yi bopp sëriñ Khalifa Ndiéguène di nuyu sama papa sëriñ Macky Ndiéguène di ko wax Ndiéguène maam As sa part ak doom baag yoroog lépp moom la di ko remercier bu baax di remercier Cécile bu baax di la fay di nuyu xott àdduna aussi ñëpp nga xam te ne ñoo ngi seetaan aussi. macha allah loolu am na solo tey nag ki ma dalal ndaanaan la comme ni ma ko waxee sànq ni mu ko waxee man bu ma commencé émission bi te nuyu ma njëgeen ñi amaana jumtale maa ngi leen di nuyu bu baax a baax tey ma dalal seen doom delloo leen waat cër bi di leen nuyu bu baax a baax ndax samay tànk foofu lañ ma tettee xalifa bi maa ngi koy nuyu bu baax papa Macky Ndiéguène maa ngi lay nuyu bu baax sama papa ju baax jooju maa ngi lay nuyu bu baax kër gi famille bi yëpp maa ngi leen di nuyu banaa ñoo commencé émission bi nag comme ni ma leen ko waxee damaa dalal ndaanaan boo xam ne kenn dootu ko présenté damay bàyyi Kia def na ci moom portrait bu am solo ñu seetaan ko ñu war ci plateau bi waxtaan ak NJ je vous laisse avec Kia. tey dañ leen di xamle ak kii di Madické Ndaga Ndiéguène ñu gën koo xam ci NJ moom nag ab ndaw la soo nga xamante ni ku bëgg li muy def la ci wàllu audiovisuel loolee waral ci tout tànkam mu am ci ay jaar-jaar yu mu defoon nekk na l'homme aux mille métiers ndax lu nekk laal na ko bokk na ci maçon bokk na ci menuisier ak yeneen yoo nga xamante ni góor tigi da koy faral di def ci biir loolu nag la xalaat ni faw mu gën a yaatal liggéeyam waaye gën koo aj ba tax mu dem ca Ndakaaru ci ay année daal di dem nag daal di def ab gëstu ci wàllu audiovisuel liggéey na ak ku mel ni Gabi Ba waaye bokk na ci waa Leuz Média ak ñeneen ñoo nga xamante ni am nañ tur foofee ca Ndakaaru ci atum 2010 ba mu wóoloo boppam ci la ñëw fii ci diwaanu Thiès kaay am liggéey bu am solo boo nga xamante ne tàmbali na ko ci wàllu audiovisuel moom moomee nag loolu jaaxal askan wi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Thiès kaay bu ñu xamee fi mu bokk mu di ci famille Ndiéguène bu mag boobu di famille religieuse bi nekk fii kër Maam El Hadj ci biir loolu nag ci wàllu ndey ak ci wàllu baay ñu fàttali ne fa la bokk ci Ndiéguène yi waaye dafa mel ni daal dafa beddiw yoonam daal di jël weneen yoon ndax it bu ñu xamee moom NJ bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo sos agence mannequinat ba tax na mannequin yu mag yi génn fii ci Thiès loxoom dugg na ci waaye bokk na ci ñi nga xamante ne bu fekkente ne wàllu son ci musique def nañ ko moom itam loxo dugg na ci mu mel ni bàyyiwul wàllu photographie yi itam ndax it lu ko neex la ci wàllu liggéey mu mel ni moom NJ moomu ci ay jamono dem na ba nga xamante ne sax teg na ab chaîne de télévision bu ñuy woowee Sen 24 TV nekk fii ci Thiès kaay ñu bari ci ay doomu aadama di ko seetaan boo ko laajee nag dafa mel ni am na loo nga xamante ni daal xam na ko ci diine waaye terewul daal yoon wi nekk na yoon wu ko sabab ba mu tànn ko tey nag am na ku muy dajeel ko nga xamante ne am nañ jaar jaay waaye kooku nag mooy def boobee émission kon am na lu bari loo nga xamante ne am na ko ci NJ kon lépp loo umpale woon ci NJ te bëgg ko xam tey jii da ngay ànd ak moom rek ci aar la ndax kii wax ak moom du kenn ku dul Cécile Sène ànd ak kookee nga xamante ni moo di NJ kon nag mbir yi dañ koy daal di gën a leeral ndax nañ ànd ci ay laaj yoo nga xamante ne gën naa xóot te man mii xaw ma ko yéen askan wi xamu leen ko waaye moom Cécile xam na ko ci NJ kon nag aar la tey jii di dalal ab ndaanaan mu di NJ. voilà ginnaaw portrait bu am solo boobu Kia merci beaucoup sama tata ju baax jooje nee na Cécile dina leen wax ci moom tey jii lu leen xamul woon mais merci beaucoup NJ noo gisee portrait bi ñu def ci yow. waaw macha allah Kia moom du ko sali de passage di wax ni voix bi moom xam naa dama ko beral quoi. mais rafet na macha allah c'est important et je peux dire que
voilà wax na daal lu bari daal ci NJ mais rafet na nice na macha allah. loo ciy dolli. waaw lu ma ciy dolli lenn rek la mooy que xam nga ñun moom gannaaw bu mu wax rek noonu la demee ñoo ñu juddoo fii Kër Maladji yaroo fii màggee fii suñu àdduna yëpp ñu defee ko fii lu ma ciy dolli rek mooy que di xaar say question rek voilà loolu rek laay xaar rek say question. mën ngaa dolli dara ci portrait bi man moom samay question boo ko xaar jarul xaar lépp léegi mu dal la. baax na waaw portrait bi ñu ci dolli c'est tellement simple que ni rek voilà. wax na lépp résumé na ko voilà elle a tout macha allah loolu am na solo comme ni mu koy waxee dañuy commencer ci émission aar la émission NJ tey jii nii xale bu nekk day juddu ñu yar ko fi mu ko war a yaree tette ko mag yar ko dugal ko ci école teg ko fi ñu ko war a teg NJ sa xale nan la demee. waaw xale bu neex macha allah parce que man sama maam moom yar sama maam nekkoon na koo xamante ni man je peux dire que Kër Maladji moo nekkoon ci ñu fa gën a mag. mu nekkoon koo xamante ni macha allah ku ñëpp bàyyi xel la ñëpp defoon cër sama papa moom la ma joxoon mu yar ma muy Adja Oumy Diop du ko ñaanal bu baax yàlla xarit ko àjjana bu baax moo ma yar yàq ma lool nag sama papa tamit ma juddu mu jugal ma si école yu baax yi jaar naa jardin kon xale yi dañuy jaayee jardin ñu may fayal école yu cher mais ma nekk dem ba si biir commencé yaru maam ñu yàq ma trop sax looloo waral nag sama lu bari defuma ko sama life mais je le regrette pas mais daal yar bu mën naa ni lépp lu xale di am si bien si lu baax si encadrement am naa ko parce que damaa yaroo si ñaari famille yoo xam te ne kenn gëmewu ma sama côté yaay gëmewuñ ma sama côté papa gëmewuñ ma mais daal en résumé mën naa ni fii ni ñuy yaree nit ku baax ni ñuy yaree xale yi am benn tey ñoom la réew mi di yaakaar mën naa ni éducation boobu laal lañ ma yare. voilà loolu am na solo réponse bi kenn du ko natable parce que jëmm ji wane na ko loolu parce que boo nee NJ dañ naan aka yaru loolu ngay njëkk a dégg ci moom mais tey du ma tooñagum damay wax NJ macha allah ñu yar la comme xale yëpp nuñ koy yaree NJ ñu gis sa dimension de savoir maanaam sa bopp macha allah catuwuñ la yaatu na yaatu bu ne foo yam ci école foo yam ci jàng. waaw ñun suñu jàng naa trop sax xam nga gars yi man damay compte ñu naan jànguma dama jàng alxuraan lan moo ko gën ci àdduna tey ki ñu jàng alxuraan sax boo gisee ñoo gën a yeewu ñu jàng école kon on peut dire que ñun jàng nañu lu ñu war a jàngee jaar nañu fu ñu war a jaar xam nañ lu ñu war a xam et jàng aussi tamit mën na bañ a nekk école kese mën na nekk ci sa parent li mu lay jàngal mën na nekk tamit ci sa Youssou Ndour jàngul école on peut dire ça tey xool li muy gérer Boubacar Samba Dièye noonu keneen noonu kon man damay contre Cécile ñuy wax naan jàng mooy li nga xamante ni def nañ ko ci yow nga maîtriser ko mën na nekk école mën na nekk arabe mën na nekk anglais mën na nekk français mën na nekk n'importe qui mais on peut dire que man jàng naa comme ni fii gars yi di jàngee am ay bac plus 11 ak yooyu noonu je peux dire que am naa ko voilà. ci waxin quoi am na voilà macha allah comme niñ koy waxee rek nee na contour na nit koo xam ne danaan jàngul savoir am nag amul dimension il est un homme multidimensionnel macha allah NJ tey jii ñu gis ne macha allah comme ni nga ko waxee jàng nga alxuraan nga bokk ci famille boo xam ne kenn du wax ndax NJ jàng naam jàngul nga jàng alxuraan mu doon loo xam ne bettuñu ci yow parce que famille bi nga bokk la muy famille njegéen NJ tey jii nga màgg dégg nañ ci résumé bi def nga maçonnerie. waaw waaye gis nga côté boo demee Zag ba am na yu daf ma mën a subir mais menee bëri dama doon am menee baru ñu may fay parce que temps yooyu maa ngi bëggoon yor benn somme pour ut ay matériel ut appareil donc objectif mooy na am benn appareil photo temps yi photo moo xewoon mais que boo déggee côté Zag bi ni bari na fii lu bëri loo kër yu bëri yoo xam te ne seen dee yi maa ko gas ma damaa mën liggéey nag su ma liggéey du ma sonn mën naa liggéey 24/24 du ma sonn loolu yàlla lu ko dindi ci man coono voilà mais def nañu maçon liggéey nañ daal liggéey yu bari macha allah mais pour am dara la woon quoi. ok tey jii NJ gis nañ sa métier bi nga xam ne tey jii moom nga yor sa loxo ba boo ko defee dañ naan tey jii même métier yi nga yor bari na l'homme 1500 métier nga comme mën nañu koy waxee noonu macha allah menuisier métallique da nga doon loo xam ne da nga ko ay trop ba gis naa ni ñu ne ci say ay tableau yu bari bâche yu bari ay lal yu bari mën nga koo defar sans dara NJ métier boobu noonu nan la ñëwee nan nga ko jàngee. waaw métier mën naa ni si àdduna métier boobu laa jàng man j'aurais pas des rajo télé ventilo loo ma jox li technique dama koy dem monter mais jàng moo ko don la mais bu ma nee leen laa jàng sama àdduna muy menuisier métallique parce que sama papa moom lay liggéey chemin de fer mu yóbbu ma si atelier Bada Ndiéguène mu koy nuyu de passage sama mag jooju mu yóbbu ma fa ma nekkoon fa mais yàgguma ci mais yàlla may na ma si fasaaxa boo xamante ni defuma fa sax même pas 1 an mais j'ai fait des choses yoo xamante ne day jaaxal sax ñi fa nekk peut-être don la ak aussi tamit peut-être que li sama papa nekk si loolu ma judd si loolu moo tax mais menuisier métallique nekk na lu ma jàng
lu ma maîtriser en plus que moo may permettre aussi tamit lu bëree lu nit def bois ma dama ko def weñ Cécile tey ba ñu tabax kër jox ma ko mën naa defal lépp en fer A ba Z doo fa gis bois mais menuiserie métallique moom lu ñu jàng la lu ñu yàgg bëgg la ba néeg mais problème mu santé bët sama bët demoon bay am problème ma bàyyi ko mais bu doon loolu heure bi mën naa ni si entreprise gën a mag ci côté weñ si laay bokk voilà. macha allah loolu la entreprise bi noonu la demee comme ni mu ko waxee rek don bi ci moom bari na tey su ma doon wax NJ tey jii li mu jàng yëpp amaana émission bi tey du jeex ci li muy jàng rek la ñuy nekk NJ ñu gis ni loolu lépp bi nga ko jàngee NJ dafa dëxiñ lépp teg daal ni nag damay wan kanam photo maanaam dugg ci milieu audiovisuel ci ni mu gën a yaatoo NJ ñu gis ne da nga jékki-jékkee commencé di def ay génie en herbe ay reboisement d'arbre lu nekk NJ dugg ci en tant que tey jii nii NJ nga dem jàngi uti xam-xam mën nañ ni comme ci ñi nga jaar ñu bari uti xam-xam Dakar NJ lan moo tax nga bàyyi métier yi nga jàng yëpp ñoo métier yooyu yëpp nga xam ne day joxe xaalis nga dëxëñ leen teg lii nga xam ne mooy milieu audiovisuel dugg la nga dem jàngi ko. voilà en fait li tax c'est juste que xam nga passion moo sonal ku ne tey sa technicien bi nekk si ginnaaw di filmer gis nga nu méttee ñoo ngi toog di waxtaan moo ngi teg caméra bi indi caméra def fii def la passion la bëgg-bëggam la loolu ko neex bu koy def du gis coono bi ñun yàlla def na ni jàng nañu photo def nañu doon mais on avait vu que ni gisoon nañu ni photo day yàqu dans quelque temps parce que man ni ma yàlla bindee quand su ma toogee fii du ma xool fii maa ngi xool li ne fële moo tax man dara du ma bett sama live wala boog li may bett bariwul mais je savais que ni côté photo dina yàqu ci kanam tuuti parce que niveau technologie day ñëw portable iPhone yi day génn léegi bu photo moo gën a leer que photographe bi ne sa koñ léegi je me dis que te bëgguma bàyyi métier bi may def te en plus que dama bëgg liggéey boo xam te ni day yaatu te ku ni audiovisuel xam ne industrie la quoi liggéey boo xam te ni la monsieur Pape Doumbia seen déjà xam na si dara de autour de lu plus de 20 personnes et man j'aimais ça encadrer ay nit ñu nekk noonu liggéey ma xam ni tamit ni su ma nekkee si photo léegi ëllëg dinaa nekk en retard moo tax ma teel koo stand by dem jàngi côté audiovisuel fexe nag maîtriser lépp lu nekk si audiovisuel son loo ma si jox ma liggéeyal ko image réalisation lépp ma dem maîtriser ko galère aussi ñëw toog ak peu de moyens yi ñu am ñu commencé see liggéey actuellement mais on savait que ni tôt ou tard photo ak filmer du yàqu mais 90% yi day yàqu moo taxoon ñu teel a dem ajouté si leneen te ba léegi voilà yàlla dimbali ñu ci ba léegi. yàlla dimbali nañ ci ba léegi macha allah loolu am na solo NJ ñu gis ni galère nga ci macha allah bu ñu mënee xam rek ñi nga xam ne tey jii jàppale nañ la tettee la ci milieu boobu noonu nga xam ne dëxëñ nga métier yi nga xam ne def nga ko yëpp daal di jël loolu nga xam ne mooy métier audiovisuel def ko ñan ak ñan nga nekkaloon ci métier boobu noonu di ko def di ci galère. waaw parce que xam nga man je peux dire que galère bi je l'ai vu moi seul parce que yàlla def na ni. bi ma nekkee ci métier bi sama papa nangul moo ko Serigne Maki Ndiéguène parce que ñun nu ñu yaree ñun dañuy dund ci kilifteef sama papa ba bëkk démb wan nañu ko am na ay gan yu jóge woon Saint-Louis yu ñëw ñëw añ ba pare mu leen nañ ànd suñu kilifa ngeen nuyu ko kilifteef boobu mu ñuy jàngal toujours ñun dañuy delloo mbatt bi sa ndaala bu xëyee nuñu tey bàyyi leen dañ koy bàyyi mais moo ñu njëkk a comprendre gëm ma amoon temps nit ñi gëmuñu ma mais moom moo ma gëmoon ak sama sëriñ sëñ Khalifa Ndiéguène ak moo tax ñu nekk ci ba léegi mais galère bi on avait dit que ni parce que man bu njëkk ni dañ naan NJ li mu liggéey moom kese la parce que j'avais pas les moyens man su ma woowee Cécile ñu ànd ba pare suñu liggéey pare maa war a jëkkati jox dara Cécile man su may ramper man naa ramper man la mais c'est pour cela que galère bi mën naa ni wéetoon naa ci à part Abdourahmane Sow ñoo daan ànd maag moom fu ma nekk si àdduna fekk na ma fa man daanu ma toog Abdourahmane Sow fu ma nekk si àdduna fekk na ma fa moom mën naa ni naa si àndoon doon galère mais galère yooyu yëpp expérience la ñu may ak tamit xam ni moo tax ba léegi nii man du ma xaar kenn ci lenn yow xam nga loolu damay xëy war def dara boo yeexee ba dem def ko ñëw toog mais galère boobu moo ñu ko may leçon la yu ñu daan jàng et que maa ngi gis ni ñu bëri jeunes yu bëri loolu la ñuy manqué da ngay gis ko am te day ubbi benn site bu ndaw rek ñett ni di ko suivre mu commencé sol costume commencé toog naan demal lii defal lii mais na jug dem ne ci terrain bi dem ñafe ji voilà loolu mat mais boo ko jàngul bi ngay commencé doo ko mën a tari. voilà macha allah loolu am na solo. NJ dama gis ci sa biir yi wax bi ñu commencé émission ba léegi boo waxee ñaari baat ñett da ngay indi sa papa Maki Ndiéguène macha allah ku ci nekk sa papa la mais Serigne Maki Ndiéguène sa man dama booleeg tonton Ndiéguène dama booleeg moom min na ma on se connaît voilà dañuy gis à chaque fois da ngay prononcer son nom comme genre sa idole la sa digganteeg sa papa lan la. waaw
waaw peut-être diggante la boo xamante ni du papa ak doom parce que weesu na papa ak doom tey mën naa ni sëriñ ak taalibe lay mën naa ni président ak ay ministre am la mën naa ni sëriñ ak ay waaw tey mën naa ni tey lépp lu ñu xam ci àdduna Cécile wallahi azim man ku may santal sëriñ Maki Ndiéguène parce que tey moom moo ñu forgé gëmloo nit ñu yow loo mënul may sa bopp nit mënu la ko may moo tax man mënu ma toppe xaw ma ko yow xam nga ci dara yàgg nañu ànd di liggéey j'attends personne même ba ci autorité yi nekk Thiès ak yëpp am gu taxaw ni lii wala laa man je passe aussi mu def si ñun fulla mooy que lépp la mën di am sa àdduna sa personnalité bu mu la ko xañ en plus def si ñun ngor boo yoree 100 francs gëma sa 100 francs moo gën fukki dërëm mu jàmbur en plus mu gëm ñu mooy sama premier fan sama papa ni ma ko fanwee noonu la ma fanwee kon kooku kon mën naa ni dañoo wan yoon teg ñu ci raay bi kon kooku mën naa ni bu fekkee ñun ay nit lañu ay góor lañu non kon ñun lu ñu am ku si néew moom moo ko moom ñun bu ñu demee nag ba suñu doom am dara boobaa ñun la ñuy moom mais pour vous dire que ñii seetaan ñëpp man lu ma mën di am ci àdduna képp kuy gërëm NJ di gërëm Sen 24 wala agence de mannequinat bi et cetera na ko gërëmee Serigne Maki Ndiéguène te xam ne moom la suñu relation nag di ñaan yàlla bàyyil ma ko fi bu baax a baax a baax aussi mu nekk waajur bu mën njaboot xam nga man jaar naa ci sikki tuuti man sikki naa jaar naa ci dëng tuuti mais ñu ne ci àll bi yëpp dëng dañoo manqué ku leen encadré encadrement boobu nag da ko def ci ñun moo waral tey ñii ñun lu ñu mënti am tey moom la quoi du ko santé bu baax a baax. loolu am na solo NJ comme ni ñu koy waxee rek ginnaaw bu ñu laalee tuuti ci sa xale laal sa diggante ak métier yi nga jot laal tamit sa diggante ak sa papa NJ dañuy ñëw tuuti NJ sa entourage nan la ñu gisee NJ parce que NJ sa entourage mën naa ne entourage yu diine la sa papa ci njëgeen ñi la bokk sa yaay ci njëgeen ñi la bokk donte ni sa papa nangul na la liggéey bi ngay def sa entourage nan lañ ko gisee parce que mën naa ni famille diine boo xam ni bu ñu limee diine gi dinañ leen ci boole nan lañ ko gisee parce que mbokk yi aussi tamit des fois mën nañoo bañ waajur yi nangu. waaw man nag chance bi ma am mooy ñëpp ma nangul ndax ñëpp nangul ma parce que gis nga Cécile gis nga àdduna booy def dara boo demee si baar ba ñu gis la sax nga màndi sax xaw a am noo comporté woo sax bu yàggee ñu ni kii peut-être que bu yàggee nit ñi duñ la nangu sa mànde mais nit ñi dañ koy du lam-laame am na wala amul suñu métier bi métier la boo xam te ni nit ñi dañ ni métier bu doy waar la mais wallaahi azim métier gënu ko métier noble la gaa nag nit ki li nga bëgg a def lu bon ba demee ba màkk yaa ngi ko fay def kon sama entourage ñëpp ma ko accepté parce que gis nañ ni dama koy sellal gis nañu dama si am ay principe gis nañu ni ma koy defee te dama koy wax rek su ma demee ba nar see def lu bon yàlla na ma ko yàlla xañ jour boobu wala man mu jël sama bakkan man ma ñàkk lépp su ma demee ba nar a sama métier bi nar a tax man ma si yàq sama image yu Ndiéguène yàlla ma yàlla xañ lépp parce que damay jiital Ndiéguène bi gaa nëbbu ma ko parce que da ngay war a liggéey fee ñu naan la Ndiéguène ana pas minute la ziyaara yooyu loolu laay nëbb parce que man taalibe laa sëriñ yi dafa am sëriñ am taalibe sant Ndiéguène taxu nga nekk sëriñ mën nga bokk si sëriñ bi mais taxu nga nekk sëriñ mais ñun ay taalibe lañu mais samay entourage sëriñ Muniru ñëpp A ba Z ñëpp moo ko accepté parce que sama premier défaut bi njëkk def si àdduna sama sëriñ ki ma yaakaar tey su ma deewoon tey moo may jullee moo may ñaanal mi sëñ Xalifa Ndiéguène moo njëkk a ñëw tooyw sama papa fa njëkk ñëw ñaan avant nit ñi ñëw mi sëñ Xalifa bi nit ñi ñëwee dafa ñëw dugg toog jël kàddu génnaat dem kon ça veut dire que samay entourage accepté nañ ma ko parce que jàpp nañ ni maa ngi koy sellal te bi ma demee ba sellal duñ ko ci taxaw ni ma ba ko dama koy arrêté. dama koy bàyyi bu baax ci biir loolu. yow Madické Ndaga Ndiéguène nga tudd. sama tur mooy Madické Ndiéguène. ñu tuddee ma benn photographe bu mag bu nekk fii Thiès ñu koy wax Ndaga Ndiaye. Ndaga Ndiaye boobu nag dañ daan jaawale ba Ndaga bu mag mu ndaw moo tax mu indi Ndaga junior bi ma demee nag ba ak créer label ma ne Ndaga junior bi ma adresse daf koy NJ c'est tout court. d'accord ñu ñëw ci label boobu NJ da nga dugg ci loo xam ne tey jii nii amaana ñu bari tey jii ragal nañ ko muy lii nga xam ne mooy créer agence de mannequinat mu doon loo xam ne gaa métier la mais Sénégal xoolu ko comme métier boo demee corps des métiers doo ko fa fekk muy mannequinat NJ nga doon chef d'agence bu mag ci biir Thiès nga xam ne jamono jii buñ nee agence te waxoo agence NJ à Thiès waxoo benn agence NJ kañ nga créé agence de mannequinat boobu. waaw agence bi maa ngi ko créé en 2016 2017 yooyu noonu à peu près moo juumul si lañ ko créé. ngeen créé ko. ak ñan. waaw moo ko créé maa ngi ko créé woon man histoire la boo xam ne xaw na gudd xaju si télé bi mais
non résumé bi peut-être que seulement que du ma mënuma wax lépp parce que boo si duggee rek faaw nga leeral ko te on n'a pas beaucoup de temps te je pense que nit ñi soxla nañu leneen lu dul ay détails détails moom je pense que mooy tardé ñu Sénégalais yi. est-ce que man détail bi neexuma. détail bi da laa neex mais bu la neexee waaw d'accord mais pour te dire que maa ngi ko créé ak des personnes yu ma fonk lool kenn ki ñu ngi ko tuddee Fatima Labado Sow mu nekk sama jigéen boo xamante ni mën naa ni fu ma ne ci àdduna damay bokk si ñoom te damay wax di leen tudd moom ak Cécile yow quel que soit Alpha tamit bokk ngeen des personnes te liggéey na ak ñoom ñu marqué ma ba fu ma toog damay wax seen tur ak ki nga xamante ni mooy Koura ñaar ñooñu ñoo toogoon ay quelques détails yu amoon mën leen d'accord dinaa ko faj après ci la créé agence nekk ci di liggéey ba actuellement. yow NJ man damaa gis ci yow da ngay lancer yow bëggoo ku la lancer défi. défi mooy lan leeral lan. maanaam bëggoo ku naan mënul lii wala buñ ci fekkee wala dara yow bëggoo loolu. waaw xam nga nit boo dee góor nga nekk nitu jom bu ñu la nee lii mënoo koo def rek man looloo moo gën a dugal sa audiovisuel mënoo ko def parce que jàngoo et pourtant je suis parmi des personnes yi meilleures audiovisuel amul lu ma ci të mais tey défi nit gis nga tey monsieur Pape Doumbia bu ñëwoon défi rek assi fii koo gis mu ragal défi rek tapet la du avancer toujours day topp mais un homme koo gis ko ne kii dafa bëgg défi boo ko suivre quelque temps il va être leader. Voilà. Comme yow ni nga nekkee leader nii. non nekk gu ñu leader amiin. amiin waay leader teel na. NJ amiin waay NJ ñu daal di gis ni NJ agence de mannequinat métti na trop surtout à Thiès nan ngay recruter say mannequin. waaw nan laa daan recruter samay mannequin objectif bi mooy kër gu nekk am mannequinat comme ni kër gu nekk amee football am élève sama objectif début bi c'était ça na nit ñi valoriser milieu mannequinat donc ku ñëw ma jël la mais j'ai travaillé ça pendant quelque temps. gis naa ne am na lu ma apporté am na tamit lu ma yàqal léegi nag j'ai changé les choses actuellement dama am beneen stratégie de travail boo xam te ne moom si lañ nekk di job mais bu njëkk ñëwal wax ma gàtt nga ñool nga ñuul nga lii na intéressé wu ma bëgg nga nit ku correct nga nekkoo ci affaire détails yu ñàkk fayda ñëw ñu liggéey mais après nag quelque temps léegi nag les choses changent dañ naan xar day weesu mbote léegi nag am na beneen canevas bu ñu jël boo xam te ni ci la ñu nekk actuellement nii di ci liggéey. NJ image dafa garaaw surtout sa image personnelle sax amaana nit ku nekk mënu koo gérer boppam NJ nga jël ay nit yu bari fas yéene gérer seen image loolu nan nga koy defee. waaw lu yomb la xam nga tey caméraman baa ngi ni taxaw macha allah moo ngi toog di gérer 3 caméras am di gérer son am di gérer léppam parce que lu mu jàng la tey ku la tegoon fee tey yàgg say téeméeri morom doo leen taal caméra doo leen def benn image bu baax. kon ça montre que nit lépp looy def boo ko maîtriser day facile si yow. ki kay xamul nag day jafe si moom mais lu yomb la parce que yàgg nañ koo def te loolu mooy suñu métier ñun loolu la ñu xam yooyu la ñu nekk nit ki loolu xanaa sax boo dee ñàkk fayda nekk si dara sax pendant fukki at ak ñeent yàlla may la si xam-xam xanaa. man damay dégg ci weewu béy maanaam doonul loo xam ne gis naa ko doonul dara mais damay dégg ñu naan agence de mannequinat boo ko travaillé góor yi lappax yi daal nga fay fekk jigéen yi taxawaalu nga fay fekk maanaam pour bañ a tudd tur bi. yow NJ nan ngay yaree ñooñu ginnaaw ci yow fi nga yaroo maanaam fi nga yaroo këru diine la recevoir nga yar bu am solo nit koo xam ne nit ku am yar nga sa agence de mannequinat dafa am yar ci biir am encadrement wala ku ñëw répété dem la. waaw xam nga dafa am benn jàngat bu am solo bu El Hadj Ahmad Baro Ndiéguène defoon mooy sunu maam radiyallahu taala anhu ñu ñaan yàlla yokk leeram bu baax si moom la ñuy jéem a roy dafa demoon di seeti benn waay ju am te day màndi. ñu naan ko waroo seeti kii waroo seeti kaa lii mun leen nit ki su ma ko fekkul si baar bu mu nekk du ma ko mën a jubbanti moo koy xaar jàkka ji du ñëw buñ nee mannequinat dafa bari ay ñi lii laa lu bon gaa ñi xamul ñooy wax mais ñun suñu en tant que ñun ay des acteurs culturels ñoom te ni yàlla moo ngi nattoo mën nañoo xiir si musique mais si mode la ñu xiir bu ñu déggee wax jooju rek bàyyi rek wala boog jéemu ñoo xool ñu mel noonu ñu jéem leen a changer kon ñun nekkatuñu des acteurs culturels ñun nekkatuñu des personnes yoo xam te ne dañoo war a modérer war a changer mais man ku xam NJ xam ni sama agence kuy taxawaalu nekku fa ay nit ñu baax ñu sell ñoo xam te ni boo leen di lim seen maam kaw ba suuf si lu baax la ñuy nekk foo leen gis ñoom da nga leen respecté du ñàkk nag nit ñëw indi melokaanam mais diire bu gàtt ti va changer ou tiikit mais man yàlla xam na ni mënuma ànd ak ku bon parce que du devoir mi ànd ak ku bon mais dinaa ànd ak ku bon mais moo la mënul changer je te laisse man ki tuusa do ànd ak man rawatina nag leneen
mais pour vous dire ñi seetaan nañu xam ni milieu mannequinat milieu bu baax la nit ki mooy changer métier am na ñuy tàggoo daayira di def lu bon am na ñuy dem Tivaouane wala Touba dafa def lu bon kon nag nañu bàyyi juger boobu noonu tey je pense que nit ñi ñoo ci commencé yeewu parce que léegi kër goo dugg bu amul mannequinat tamit boo defoon naa kër gu mu taxalu am na mannequinat te yow di nga yar sa doom di nga xam ni kii ko bon la wala ko du bon. macha allah loolu am na solo ñu gis ni NJ créé na agence NJ wax nañu ni muy recruter ay mannequin NJ tamit wax na ay mannequin na la ñuy nekkee ci biir NJ ñu gis ni da ngaa mën a teg programme boo tegee programme Thiès kuy ngénte da ngay lem say baas NJ. événement waaw mooy programme rek NJ yow programme da nga koo jël Thiès nit ñi da ngay loué 16 yow NJ sa programme yi day fees dell nga loué nit ñi NJ lan gis nga Moussa Mbaye jëlal ma benn défilé sama jine caméra bi ngeen wan ma nit ñi comme la nuit des Thiessois jëlal ma loolu gis nga nit ñi ni ñu bare. waaw xam nga nit ñi du NJ nit ñi yow Cécile ci nga Fatima ci la Silla ci la Abdourahmane ci la ba ci Moussa sax ci la parce que bu dee NJ kese ñi fa ñoom ñëpp NJ mënu leen xam mais je travaille avec Cécile day am ñu koy xam seulement que promotion bu muy laaj moom la ñuy def ñun dañuy jaral lu ne promotion liggéey nañu yow xam naa question de pour yow pour ñi seetaan la mais événement boo fekkee yow kese yaa ko mën a def yaa ko bëgg a def non ça passe pas dafa am loo xamante ni benn nit mën na ko def kon Moussa Mbaye mën na taxaw tey filmer dem monter réaliser ba mu normal teg mais moom kese bëgg def événement mais ñetti personnes yi ñëw juróomi personne am mais après événement am day fay mais tey bu jëlee tey yaatal ko tey ñu précise yëpp a ngi fi jël monsieur Doumbia boole ko ci jël keneen boole ko jël ko mais ku ne bu àndee mais bu yàggee da ngay am lu bari loolu kese la. kese amul secret amul dara am na ñu naan ay daa am ay jinne su ma amul jinne xam nga laa koy wax na ma may force may mën di xëy di liggéey soo ba ngeen jot wala may ut ay matériel boo xamante ni voilà ñu naan NJ bu amee événement 2 semaines doo ko gis Thiès. bon safurla waaw xam nga ay détails la rek li may wax rek yooyu yëpp ay détails la yoo xamante ni. amoo ay jinne. waaw man maa gën jinne tax ma koy am. soxla ma jinne laa soxla moom mu am ma yow. man safurla ñun alxuraan lañ xam gis nga man su ma defee lu bon sax wallaahi azim sama yëpp day taxaw barke Cheikh Tidiane su ma defee lu bon ñun alxuraan lañ xam dañoo sell ñun waa kër alhaaji Ahmadou Boro Njigéen lañu comme ni waa kër sëñ Touba nekkee waa alhaaji Cheikh Mamour Niass ñeneen ak ñeneen ñun foofu la ñu bokk wallaahi bu ñu defee lu bon suñu liggéey day taxaw kon nag ay xërëm moom xamuñu ko sax. xamoo leen. non loolu ñun bokku si ñun. macha allah loolu. fi nga bëgg a wax yaa ngi ñëw parce que faramason la ñuy wala laaj li nga bëgg a laaj rek. loolu am na solo non du ma laaj ni faramason nga. du ma ko laaj mais NJ ñu gis ni yaa ngi def ay événements yu am solo comme ni nga ko waxee liggéey bi ñëpp a ciy jàpp mais nag NJ la NJ yow am nga ay nit macha allah loolu am na solo NJ sa début ay événement da ngay gis ni da nga doon invité da nga doon def parrain say entourage exemple da ngay jël benn Cécile boo xam ne xam nga ko def ko marraine jël benn Abdourahmane def ko parrain maanaam sa entourage daal ñi la jàppale ñooñu ngay def parrain loolu lan moo tax début bu ngay doon def loolu. mais man parce que xam nga c'est tellement facile xam nga nit lu mu tax xam lu mu sax rek la mën a tax xam te ko lu ñu naan kubéer li bi xeeñ moom lu ko olof di waxee. man su ma jugee di démarrer ma bëgg a teg benn affaire boo xam te ni les Thiessois xamuñu ko maîtriser wuñ ko mais su ma bëggee dem tey naa xool comme te ne xamuma te wallaahi azim ba nii may wax ak yow nii ku ma xamul du ma tuddee mbir xamuma dëgg xam Moussa Doumbia ñëpp xam nañ ko mais xam mooy xam nit ki ngeen am foo leen jaar ku ma amul ak loolu du ma tuddee sama événement ba nii may wax ak yow ni limal ma kenn koo xam dafa naa tuddee événement te amul relation moox la. non man xaw ma dama lay laaj rek. waaw pour te dire que man loolu noonu la parce que day am na ñoom tamit dañ lay jàppale mën leen jox xaalis li nga mën mooy am sa événement tuddee leen ko sagal leen wan leen ni leen kat su ma amoon lii partagé ko ak yéen mais nag NJ ñi mu xam bariwul man xam naa am naa connaissance mais des personnes yoo xam te ne jaar naa ak ñoom ak yenn yu metti yi bariwul ñëpp tudde naa leen Silla dañoo démarré ndoom man ak moom Mohamed Silla je le respecte beaucoup de Thiès TV Fatima tudde naa ko événement yow yaa des yow xam naa ne moo tuddee yaa mooy dañu événement muy organisé àdduna war a moo du gaaw. NJ yaa ngi wax maa ngi lay déglu bu baax a baax. ñu gis ni say entourage nga doon sa début événement yi say entourage nga doon tuddee NJ jékki-jékki rek tëll ci politiciens yi. ah bon. NJ ñu dégg ay rumeur NJ dugg na ci politique bi NJ dugg na ci politique NJ changé complètement façon d'événement
léegi politiciens yi dégg naa nag sa premier événement dama ko for ci weewu bay politicien ba daf laa jox 10 millions moo tax nag nga commencé politiciens yi maanaam premier politicien bi nga njëkk a jël muy Habib Kane dafa la joxoon 10 millions ci nga commencé nag min politiciens yi waaw naan politiciens yi xam nga li ngay wax 10 millions sax ndaw na monsieur Habib Kane ma koy nuyu de sa passage dafa am lu ma jox loo xam te ne moom moo ëpp 10 millions te ñu bari joxuñu ma ko mooy considération fu ma ko woowee dama mon frère daf may woo si saa si wala su jàppee daf may message wala mu woo ma ni ma kat damaa jàppoon kon kooku li ma jox moom moo ëpp 10 millions li ma jox parce que jox na ma boppam Habib Kane moo ëpp 10 millions kon mën naa 10 millions du xaalis la yow li nga téye sa àdduna ëpp na 10 millions kon du xaalis liquide la après ça va disparaître mais relation sa diggante ak Ablaye Dieye yow damaa ngi ñëw Habib Kane yow kan moo ko fi andi du man. kan moo ko fi andi. yow yaa ma mettre rapport ak moom mais nag ñu dem ba ñu ñaar léegi mu nekk sama frère nekk sama lépp Habib Kane kii nu mu tudd. Ablaye Dieye taxaw naa ni naan seen événement xamu sama NG dafa am sama frère boo xam te ne je le comme yow ni nga mel ak man noonu laa ko joxee cër parce que parfois dama am événement dama yor label dama naan kat koo leen xalaat déjà man noonu laay liggéeyee. koo leen xalaat ba ñu wax ba pare man ma mujjee wax mais bu fekkee suuf nee na nañ ko jox tey exemple. Moussa lañ koy jox parce que damay bëgg waxam Abdoulaye Dieye tamit noonu la fa demee woon ba nii musuma toog ak moom ni ko lii wala laa. dégg naa da ngay jël politicien taay Massamba ngay jël Massamba. waaw gis nga. te LG boo jëlee politicien rek Sénégal dañ koy bàyyi xel. waaw xam nga yaa ngi tuddee politicien tey Massamba Diop ku mën ne Massamba Diop ku mën ne ay peut-être Abdoulaye Dieye ay politiciens lañ d'accord mais man d'accordu ma ni ku mën ni Pape Doumbia monsieur Pape Doumbia di moins kooku du politicien Massamba Diop du politicien. xam nga loo xam ne du politicien ñooñu ay personnes la yoo xam ne jàpp nañ ñu war nañoo ñëw jàppale askan bi bu ne politicien di def ni gars yi def di wax muy dañ di dig nit ñi mu du am mais kuy jël alalam di dimbali nit ñi kooku du politicien man jàppee mooy politicien. homme social la te homme social boobu yoon la ñu non pas sàggal ko ñu mettre ko devant nit ñi xam ko surtout mu nekk koo xam te ne dañoo yarandoo man ñu nag ñoom ñu bokkandoo benn ASC suñu ñaari kër yi bu daanaka 5 kër leen de. wala nga tuddee ko trophée l'homme de l'année. météo la lu ëpp l'homme de l'année. Massamba yow yaay kan lañ tuddee la l'homme de l'année. loolu moo xam naa ni xam nga àdduna tey boo téenee ni gisuma asamaan kenn mënu ci dara. ah mais man Massamba man bu ma neexee ma ne xaw ma ko de. mooy li ma la wax. si photo NG yi laa la gis jamono ji àdduna Dakar fu nekk foo dem gis statut yi sa bopp man yow sa bopp bi siiw na fan nga yow yaay kan. xam nga tey monsieur Pape Doumbia am na ñoom tamit boo génnee nañ xamuñu ko. te pourtant macha allah li mu teg Thiès say si man. peut-être que voilà mooy si business maa ngi sama business te wallaahi al azim ñaar benn yoon musique di tegante bët man ak moom et je pense que boobu yaa ngi foon musu amat mais damay saluer li muy def parce que moo ngi jàppale ñaata jeunes liggéeyee Prestige tey ñaata événement lay teg si ay boo yi ko bëggoon mi la ngi defal si de production ak production nu mu méttee télé nu mu méttee moo koy gérer xam naa ni xaalisam lay jël di ko def mais ku mel noonu kooku boo nee politicien la yaa ngi nax sa bopp ko du politicien mais Massamba tey am na ñoo xam te boo génnee xamuñu ko. mais yow da ngaa dugg ci politique. waaw man mu juddoo ba léegi maa ngi politique xam nga lu mooy politique gis sa koñ am na lu fa manqué nga def ko fa. gis sa dëkk ñun suñu politique peut-être si kër la yem melaguñu ni Pape Doumbia wala kii nu mu tudd Massamba Diop te ne am na ay millions du ko investir si dëkk bi mais sama koñ laa yem ak ñi nga xam te ne ñooy nekk autour de NJ maa ngi politique foofu mooy maa ngi leen di jéem a encadrer pour ñu mën a avancer man foofu laa jàppee politique mais bu dee ay ñëw fii li gars yi di wax muy dañ su ma ko namee def dee moom ko gënal 3 juillet bii nii nga tuddee Massamba lan moo la indil lool tuddee ko l'homme de l'année trophée l'homme de l'année moo bi moo garaaw. waaw l'homme de l'année et plus que ça bu ko météo. en plus daf la jox dara. non du xaalis Cécile gis nga man bu ma xaalis ñoroon événement bi lu ma ci dépensé wallahi azim yow xam nga événement la ñu ci dépensé yow xam nga te benn parrain la ñuy wut mosu ñu wut ñaari parrain benn parrain la ñuy wut jeex na te parfois man damay bañ yow am na loo xam ne assisté nga ko ba taay damay bañ parfois. yéen a may force naa leen def non man su ma def événement su ma amul 80% yi l'homme de l'année bi début année la woon far Covid bi ñëw ñuy pousse di pousse ba mu agsi fii mais l'homme de l'année bi dañoo gis ni man aventure bu muy dund moo ñu ci def social te ñun on parle de l'aventure balaa ngaa naan Dakar da ngay wax fi nga nekk ba pare balaa ngaa naan ngent ni sa kër moo tax ñu tuddee ko te je pense que il a bien man gis na du ma raayal kenn ginnaaw. yow Inji dama gis ci yow maanaam doo laq-laqal te dama gis nga jël en fond
sa événement bi nga xam ne tuddee. c'est pas vrai nga la ne. c'est pas vrai sama événement bu ne nii laa tuddee bii sax ni mu daan demee sax demeewul noonu parce que temps yi je me sens man pas dama bien. dégg Massamba daf la dig dara maanaam daf nii. xam nga dama dégg ñu nii dafa jënd seen 24 mu dégg loolu. seen 24 amoon na temps nu waxoon nañ ni ama temps yële xam nga événement bi sunu PDG lañ ko bëggoon defal. muy monsieur Pape Doumbia. far si biir peut-être que temps may ko après on passe. mais gis nga temps yooyu lan la ñu doon wax Pape Doumbia moom dafa luy NJ. gis nga man laal na ma yàlla xiir si lu baax. lu ma yàlla xiir dama siy dem ba mbëkk miir bi ba miir bi toj mais dama reculer moo tax may ñaan toujours boo gis sama essa dama koy wax yàlla na ma yàlla xiir si lu baax. su ma yàlla xiiroon si xam na ni man sa élément la. Massamba. dama gis ni ñu koy tuddee. Massamba man élément NJ laa de. employé Pape Doumbia la mais NJ moom fa. waaw mais benn la gis nga boo nekkee élève gis nga tey Moussa sa caméraman yow bëgg nga sama caméraman bi. non parce que xam nga la war a lool xam nga dafa wane ni ñun ñoo bokk lii dafa ñëw jox ma cër dafa ñëw mu ne ma NJ tey yow yaay géré gérel xam nga loolu xam nga àdduna lii mooy àdduna teranga la ku yeru la voilà xam nga nit ki moo naa ñëw mu ne NJ dama ko lii dama ko laa te boobaa moom caméra am de daf la jox cër mais dama ñëw mu ne ma non lii laa lele comme noonu loolu nit ki bu la ñun ay góor lañ wallaahi ay góor lañ te si góor lañ da nga mën a jàpp nit voilà non wuy ma yow bul jël samay nit kii Moussa sama nit la bu ko jël man président xoolal monsieur Pape Doumbia lu mu bëgg moom dégg nga man la xanaa man daal la mënul am man mais bu bëgg Abdourahmane moom Abdou demal parce que sunu grand la moo ngi teg loo xam te ñun àgguñ foofu kon dañ ko war a appuyer gis nga tey ki la jiitu yanul la soo bëggee damm tànkam bu daanoo sa kaw lay daanu ki la yenu xoolal li mu géré yëpp tey bu ñu ko yéenewul jàmm yéenewuñ ko salaam yéenewuñ ko mu yokk te wallaahi azim fekkee li ñuy wax dëggul si ñun yàlla bu ñu gisante Seydina Mohamed dafa dëggul si ñun buñ sañoon day gën a bruyé di dem parce que moo ngi def loo xam te ne am na ñooñu ay milliards di takki jabar ak di def lu bon xale yi jigéen yi di nekk si leneen mais moom dafa jël ay millions investir ko si développement dëkkam kon dañ koy sant ñaanal ko. mais NJ yow xale yi tooy yi ngay dajale ci agence beeg yooyu nga yor jabar tubaab doo takk ñaareel. waaye yow. sama jabar mari xale yu tooy ak xale yu lii yéen a gis loolu man ay sœur laa gis yow sama sœur nga Moussi sama sœur la ay sœur ay rakk yu jigéen laa gis. sama jabar agence bi noboo ci kenn yow. Cécile je pense que loolu day bu ñu si duggee dañu hors-sujet. da ngay takk ñaareel lañ la wax du ñu hors-sujet da ngay takk ñaareel lañ la wax. ñaareel j'ai ma femme Marie je l'aime et je vais rester avec ma femme Marie. nous tous on sait que tu aimes Marie. alors mais Marie nous sommes des musulmans on peut prendre 4 femmes. on va prendre dès maintenant. te da ngaa bëgg yow mu tëj sa satellite bu nekk si Afrique yëpp yow ba dañ amati signal yow. loolu nga bëgg. boo fi tëjee satellite ñu fekk la Paris. mais léegi nag incha allah xam nga yàlla moom. bu dee ñun am nañ droit am ba 4 femmes nëbbuñu ko moom xam na li may wax. mais nag am na yenn projet yu ñu am te bu jotee rek day yomb macha allah. ci loolu lay duggee NJ lan mooy say projet macha allah waxtaan bi neex na te buñ fi toogee dañ naan Cécile dafa xam NJ te waxtaan man ak yow comme ni nga ko waxee 3 heures de temps 4 heures de temps du doy parce que maanaam li ma xam ci yow question yi war naa mën a bari dañ koy tënk. maa raay raayal sax parce que maa ngi xam nga naa ma Cécile mais xam naa sa question yi ba da nga koo raay raayal mais nag xam naa garaawul. kon méttiwul lii. méttiwul. man lu ma si xam seulement que li ma xam laa li nga ma posé li ma si xam laa répondre je pense. NJ projet yi lan la ci biir agence de mannequinat bi. waaw projet yi agence bi je te le jure barke Cheikh Tidiane bu ñu yàlla mayee wér ba événement bi weesu Sénégal dinañu gis beneen nouvelle agence bu bees beneen façon de travail bu bees foofu rek laa yem li des nag moom yàlla la ñuy ñaan moom mooy maye mu may ñu yéene bi ñu am ñu mën koo mottali mais des personnes yi nga xamante ni voilà copte naa ne pour liggéey ak ñoom wallaahi azim Sénégal dañu leen dégg bu ma yàlla mayee nafsu sama nafsu bi may ma force bi ma may ba léegi ak 0 moyen je travaille monsieur Pape Doumbia bu sama koroog bu mu ñëwee koroog fu mu ñëwee wax ji ma bàyyi xel la liggéey aajawul moyen lii la ak rigueur nga xam yoon bi ngay jaar tout court. mooy waxam chaque jour. voilà macha allah le PDG des grands PDG à chaque fois dama koy wax borom Prestige TV macha allah comme ni ma koy waxee chaque jour. li ngay yóotu yàlla na la ko yàlla jox bu dee moo gën ci yow bu dee doonul loo xam ne gënul ci yow yàlla na la ko yàlla bàyyil macha allah askanu ko Thiès bu ñu gisee ni gën nga ci ñoom te mën nga leen a jàppale yàlla nañ ko yàlla def ñu teg ko sa loxo te gunge la ceeg jàmm ak salaam comme ni ñu koy waxee moom miy toog PDG bu mag la macha allah PDG boo xam ne day créer ay employés képp koo xam ne gis nga ko Thiès mu ni la tey jii ci NJ laa jaar xamal ni toppatoo na ko bu baax man mi toog fii di ko interviewé tey jii nii. dootuma ko waxati ci biir Sénégal
moo ma jàngal lépp jaaruma fenn formation NJ mi moo ma jàngal lépp jox ma samay lijaa sax ne ma mën ngaa dem ci Pape Doumbia si silma la yeewee jàmm macha allah mu doon nag un frère un ami doon lépp ci man macha allah sama yaay nee na bu may am jëkkër tant que moom validé wu te moom mënul fexe ba validé. dama la war a am jëkkër. ba si kanam non teel na non jaay ma ba si kanam rek. macha allah damaa bëgg nga takk sa jëkkër nga dem ba yar sa li nga li ut sa jëkkër du ko wax li mu bëgg mu la koy defal voilà parce que góor ñi dañoo fiir boo duggee sa jëkkër léegi ñu naan la waaw bàyyi métier bi te li may wax rek li ma la waxoon début ba rek kenn moomu ko ki ka sellal gëm ko moom moo ko moom métier audiovisuel wallahi al azim kenn moomu ko aajowul nga jàng aajowul nga am ay diplôme aajowul nga am connaissance sellal ko nga gëm ko léegi damaa ngi koy wax ñi ma doon nekkal boo nga ko sellalee gëm ko rek alors da ngay dem ticket défilé bi jeex na gratuitement la amul ticket amul dara Sénégal dañ ko dañuy maye défilé bi gratuit la mais NJ podium mi seer na de hein mais grawul on gère li ma wax dëgg la yow dañ politiciens yee lay jox NJ yow ngay créé man ki naa ci agence défilé ak défilé bi méttee gratuit yow defoon nañ ko man vraiment NJ ne ma yow defoon nañ ko ah yow xam nga ni défilé defoon nañ ko gratuitement la nuit des Thiès te man maa créé turu la nuit des Thiès yow la jigéen kon jeex na ci man la jógee loolu day wane rek ni liggéey bi c'est partage du NJ dama koy wax du NJ bi may ñëw damaa takk ay verre photo parce que yàlla ne ma tekkil verre bu sol yooyu ma tekk ko taxawaay jëndaat yeneen parce que damaa ñaaw fooy fa am takk verre pour yokk tuuti dëkkitaay pour te dire que NJ du NJ mais entourage bi nekk si bi nekk autour macha allah voilà tey sax dama kontaan ndax dama gis NJ tey jii nii takk taxaw toog waaw peinture baa ngi tàq ba léegi xanaa xoolal loxo bi bi nga may woo maa ngi Ngunjaan damaa dagg li may def ñëw sangu-sangu bu gaaw waaw xam nga nit ñi li leen ngi nax mooy dafa am benn photo na ma sa réalisateur bi may tuuti rek baal ñu xam naa temps bi jeex na Pape Doumbia dugal ko monsieur Pape Doumbia pourquoi ma def monsieur Pape Doumbia bëgguma def Pape Doumbia cër la boo xam te ne ma bëgg woon nit ñi ni cër boo ko nangulu nit yàlla doo nangul sa cër du la nangul sa cër parfois nit woo ma non ñi dañ lay utiliser dañ lay laaj mais dañoo xamul kooku expérience la may yokk mais mënu ma utiliser parce que li mu am man aw ma xaaj bi kon lan la may utiliser voilà dama dégg gis benn groupe bu ma bokk mu dugal benn photo bu mu nekkee si benn usine takk si ma mën ni weex tàll weex fur ma ne ko non j'aime ça il faut que nit ñi xam ni gis nga balaa ngaa nekk lii il faut que nga ramper li ma sànq rek gis benn xale bu créé benn site boo xam te ne moom ak jabaram a fay nekk wala moom ak gelam commencé sol costume di nañu liggéey gëm xam nit liggéey rek mooy tax nit mën a am crédibilité nit mën a am dara nit mën a am responsabilité nit mën a am dund bu neex. macha allah loolu am na solo émission bi tous à sans fin comme ni ñu koy waxee chaque jour émission art la tey ki ma invité Moussa Mbaye maa ngi jégalu bu baax a baax temps bi mënul jeex parce que ki ma invité tey jii les questions sont là c'est gratuit day génn naturel macha allah NJ tey jii nii ñu kontaanee bu baax ci invitation bi ñu la invité disponibilité bi nga am parce que liggéey bi ngay def macha allah ku ne xam na ni temps amoo ko te dangaa doon nit koo xam ne dangaa gëm temps yaa ma fi jiitu. macha allah comme li nga ma daan tere rek maa ngi ci ba léegi maa ngi jéem nag mu ngi nekk macha allah NJ tey lan ngay koy baal maa ngi koy jéem waaw li may tàggatoowee lenn la rek benn message bu ndaw bu may jox jeunes yi nga xamante ni ñoo ngi seetaan jeunes yi nga xamante ni ñoo ngi rêver un jour mel ni peut-être Cécile mi toog wala monsieur Pape Doumbia wala Massamba Diop wala keneen ak keneen c'est facile gëmal li ngay def nga sellal ko xam ni nit loo sellal lu nekk rek wallahi al azim yàlla dimbali la ci kenn moomul kenn monsieur Pape Doumbia bu la waxee jaar-jaaram da nga naan déedéet Youssou Ndour noonu keneen noonu kon pourquoi ñu yàkkamti Thiès nag gëmul liggéey mën na wor yàkkamti na Thiès moo mel noonu mën na wor gëmul liggéey yàkkamti na te loolu ku mu nekk ci yow wallahi azim da ngay séen réussir rek mais doo ko mës a laal foofu laay tàggoo nañ jëm suñu bopp xam ni NJ mi toog fii di wax amaguma dara mais si zéro laa commencé ba léegi nit mës a jëkkati 100 francs ni ma maa la ko mës a jox kon nag gëmal li ngay def te nga réaliste sama papa dox naa nga réaliste voilà di ko remercier bu baax de passage di remercier sa caméraman bi sonn na parce que maa ngi fu ñu toog Moussa voilà moom je l'estime beaucoup parce que yar bi ak bu ko nangu ci man non mënu ma koo jël sama nit la yow sa nit sama nit la on partage voilà parce que respect bi ak nit moom cër gis nga yar wallahi lu mu la mën a du la ko xañ te dafa am yar voilà yar moom mooy àdduna je te parle ci loo xam ne tey jii man NJ yow xam nga ma Cécile donte ni aw ma problème sax mais dama gaaw a mer mais nag Moussa Mbaye moo doon nit koo xam ni ku baax la
dama koy tooñ naan ko doo laal jigéen jege ko. teewul lépp day maa sourire voilà du takk micro. day takk micro nag. da ngay takk du laal micro liggéey bi la bokk de. yar macha allah tey bëgg li muy def sellal ko comme ni nga koy waxee. gëmul daraay lu dul liggéey ak Serigne Touba macha allah di la ñaanal yàlla di la ñaanal yàlla def la loo xam ne. tey jii li nga def nii yàlla def la ci grand monsieur boo xam ne jeune entrepreneuriat boo xam ne tey jii la parce que nit tey jii nii amul lu dul loolu yar moom lu mu la mayul du la ko xañ may ñaan yàlla ki la yar estimé naa ko beaucoup ñëpp la ñu yar waaye sa yar dafa jéggi dayoo macha allah am na ñoo xam ne nag yàlla moo leen di teg loxo te yow yàlla teg na la loxo macha allah di la ñaanal jàmm royukaay nga exemplaire nga lépp nga caméraman bu baax nga macha allah. macha allah xam nga sama si parfois dañuy daal parfois nga dem nit si événement nit kii mooy diw rek day gis mu lay commencé wan lii wan laa et pourtant gis nga wallaahi gis nga caméra li ma wax gars yi caméraman aayul li aayul Cécile mi toog moom mooy mën a jaay caméraman bi moo mën a leen mu mën a laa ñun suñu biir nañ ko sellal ñoo bokk li ñuy def ñoo ko gëm suba suñu doom yi bu ñu ko ñaawalee suba suñu doom mën nañoo bëggante nan la ñuy def suba bu dëj ñooy dajee màggal Touba ñooy dajee Tiwaawan ñu mën nañoo bokk sëriñ nañ ko rafetal te xam ne loolay àdduna joxe cër voilà di remercier tamit képp koo xam te ne yaa ngi seetaan waa Prestige di rafetlu le 50 ans sama waa ji nag maa ngi koy nuyu bu baax Pape Doumbia xam nga sama waay sa waay la du sama waay sama waay kii la nu mu tudd Pape Thioune sama waay la bu baax moom dama koy suivre voilà moo koy gisee dama am fierté te élément la boo xam te ne baax na ku mën ni télé bi di ko génne parce que Thiès waay noonu la quoi du ko remercier encore une fois di remercier képp comme te ne yaa ngi doon seetaan di sant sama papa bu baax a baax njigéen maam as ma da ñey masa Saloum foofu laa fi yam du ko remercier bu baax di remercier suñu sëriñ tamit sëriñ Mouniru Njegéen li may wax rek mooy sama gàllaaj mooy sama wéewaay mooy sama lépp li gaa naam NG ma leen du ma takk du ma naan mais ku ma laal ba sëñ mi Njegéen nga koy laal ak sama sëriñ Xalifa Njegéen sant tamit sama tante yi xam te ñoo ne si kër gi muy temps ana temps Lawbe temps Maguette ak sama frère yi sama sœur yi ak waa groupe NG famille yëpp yam te ñoo ma jàpp dama actif yi di remercier encore une fois di la wax xanaa à la prochaine rek incha allah. macha allah comme noonu lañ koy waxee tey nag comme ni ma leen ko waxee tur bi dafa wuyu boromam sant bi wuyu boromam mu doon nit ku yaru nit ku am cër ci doomu aadama moo tax cër bi foo dem fekk ko fa NG tey jii nii ni nga mel yàlla moo def foo dem fekk ko fa da ngay gis ñëpp dañ lay bëgg naw loola parce que yar bi nekk ci yow la macha allah may gërëm bu baax sa papa Macky Njegéen macha allah bu baax a baax tonton Macky Njegéen Serigne Macky Njegéen Serigne Mouniru Njegéen ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la nuyu bu baax a baax di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi doon jàkkaarloog Prestige di jàkkaarloog émission bi nga xam ne mooy aar la di leen remercier bu baax a baax Moussa Mbaye du ma tay di la remercier sama caméraman bu yaru bi Cheikh Fall macha allah yéen vous êtes exceptionnel li ma leen di wax chaque jour Cécile baax na ñoom ñoo tax muy baax macha allah merci beaucoup maa ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier les internautes aussi diaspora bi aussi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax émission aar la nii la. voilà je vous donne rendez-vous bientôt mais balaa maa génn ci émission bi rek damay wax tey fi ma génn tey jii Mané Fashion Wax moo fi génnee NG xam na Mané bu baax a baax a baax numéro am di 78 484. 64 49 Mané nekk foofu nga xam ni mooy kër maam El Hadj macha allah tey génnuma kër maam El Hadj benn yoon fala solo fala sango fala maquilloo fala defee lépp fala jëlee invité macha allah je vous donne rendez-vous samedi prochain incha allah d'ici là portez-vous bien allez revoir.